aywa très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi ma ngoog bon ñi ngi ñëw ci suñu dessert yeeg suñu sedd yu saf suukar yi nga xam ne moom lañ fas yéene wàcce macha allah ba tey ci suñu opération tabaski bi donc tey dañu fas yéene defar benn fraîcheur exotique noonu laa ko bëgg a tuddee incha allah fraîcheur exotique maanaam dañu bëgg a defar benn punch boo xamante ne cocktail la boole kook suñuy fruits ku mu neex nga lekk say fruits mu mel ni salade de fruits ci yow ku mu neex nga tànq ci ñeex mi mu nar a àndal mu doon jus foofa daal di toj. ma ngoog macha allah donc suñu yóbbu yaaba yaa ngi nii gis ngeen fii yëf yi moom il faut dégg nga maam mu kifin donc ñu ngi fi ak suñu orange dama ko dagg ni rondelle yu mag ak xollit yi parce que il faut que mu caf ka orange bi ak flavour bi génn fi ñu ngi fekk suñu limon gis ngeen ko ni bu jaune bi sinon ku am bu vert bi nga ni ko ca tuy ñu ngi fi ak suñu framboise kii mangue la dama ko xolli daal di ko kifin ne le mooy mango mon ami sama xarit kiwi bu jaune bi lañ fi am sinon kiwi bu vert bi boo am rek nga ni ko ca tuy ñu ngi fi ak suñu fraise voilà ba tey suñu fruits yi gis ngeen lii nii suñu poire la aywa très bien mango donc gis ngeen fii nii suñu ananas la voilà ananas yi mais en tranche yi laa jël mais yi ci pot bi laa jël waaw parce que jus bi ciy génn dafay neex voilà donc gis ngeen lii jus d'ananas bi la bi nekkoon ci pot bi voilà kii nii jus bi ci poire bi la génnee voilà ci poire bi parce que ananas bi ak poire bi yëpp dama jël conserve yi voilà sinon ku mu neex nga jël fruit bi ni mu kiwee noonu daggal ko sa bopp bu ko defee foofa daal di toj voilà donc dañuy soxla ay glaçons gis ngeen ko nii dañuy soxla nana mon ami menthe bi dañuy soxla ginger ale ku mu neex nga def Sprite wala 7up wala ku mu neex sax nga def Schweppes tonic pour mu am tuuti gaz bi mbëx-mbëxi fii rek lañ ci soxla mbëx-mbëx bi la fuural dalee gaz waaw foofa daal di toj léegi gis ngeen lii cocktail la ñuy wax donc lii sirop grenadine la dama ko ci fasciné tuy fase ko sama kanam sinon ku am sa sirop framboise wala nga am sa jus d'orange lu mu la neex rek nga ne ko ca tuy voilà am nañ fi ndox tamit pour ñambaas yëf yi ma ngoog léegi gis ngeen nii lii mooy sama ingrédient secret baa ngi nii muy lan gingembre foog ma sànni ko ci foog ma wiccax ci tuuti ci ginjeer gi su ko defee dégg nga maam foofu daal di am nu mu def donc rapidement pour la version française Inch'Allah, je vais vous proposer un cocktail de fruits. Voilà, fruits saison. Alors là, on a du citron que j'ai déjà lavé et coupé en rondelles. Il y a de l'orange ici. Il y a du kiwi, quelques fraises, du framboise et une mangue. Voilà. Et là, poire. C'est du poire que j'ai ici. Là, on a de l'ananas. Voilà. Avec le jus du poire et le jus de l'ananas. Très bien. Voilà. Et là, on aura besoin, voilà, de la menthe. Voilà, on aura besoin de la menthe et du ginger ale. Et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez prendre du Sprite ou bien 7up ou Gazelle. Est-ce que Gazelle amatina? Et là, j'ai du jus d'ananas concentré, naturel, et du jus de grenade aussi. Voilà. Alors, très bien, machallah. Et bien sûr, on aura besoin de glaçons aussi. Voilà, donc rapidement, sans plus tarder, mbokk yi li ñuy def gis ngeen suñu yóbbu yaaba yi yépp la ñuy ñëw rek xëpp voilà ku am lu gën a xóot nga def ko ci xaaral nega ma jël fu gën a xóot mais en attendant on mélange le tout voilà gis ngeen ko nii tout les ñama-ñama am Fatima jàllaleel ma ne le voilà et là on met le jus de poire du poire ñu def ci ñeex yi nga xam ne moo génn ci ananas beeg poire bi gis ngeen leen nii lii nii rek mën na nekk salade de fruits boppam foofa daal di toj jël glaçons yi nañ ko ci ne tay léegi mu àndandoog yëf yi voilà am naa fale super su xóot ñu ni ko ci tuy gis ngeen naanaa gi bu leen ko yëram sëqal sànni ci sama secret gaa ngi ginjeer gi merci beaucoup très bien su ko defee nag grenadine bi sirop grenadine bi dafa concentré ku mu neex tam mën nga defar sa bisaab sa jus de bisaab donc bëgguñu mu yàq couleur kii bi dañ ko ciy njoosal tuuti rek
voilà mu daal di kifin très bien su ko defee dégg nga maam foofa daal di toj ay très bien léegi su ko defee gis ngeen nii ñu jël ndànk ci suñu jus d'ananas bi jottali ma foofu xorom bi benn pincée de sel rek lañ ciy njoos tuuti une pincée de sel benn ñoppati soupçon voilà dompat su ndaw pincée de sel voilà gis ngeen ko noonu léegi gis ngeen yii ñoom ñëpp la ñuy boole jox mélanger ku mu neex dóor ci fruit bi ku mu neex dégg nga maam tànk ci ñeex mi waaw soo paree nag nga indi ki teg ci mu daal di ko fuural gis ngeen ko nii voilà gis ngeen ko nii ku mu neex aussi mën nga ci ajouter du sucre un tout petit peu si vous voulez ajouter du sucre mais ñun dañ koy bàyyi ni mu naturel voilà donc jël beneen bi ginjeer gaa ngi gilli ndànk di glisser voilà très bien gis ngeen ko nii merci beaucoup très bien nii daal la yombee su ko defee nga wut sa benn ci glaçon yu doy teg ko ci ëtt bi ku ñëw jël sa verre daal di ko may ay petit xel yu neex Fatima ak may ree bismillah aywa très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi gis ngeen ko nii donc suñu cocktail exotique baa ngi nii suñu yuubu yaaba yi ma ne ko ci suñu yuubu yaaba yi yaaba yuubu lépp ngi ne ñu nu fi réel waaw su ko defee dégg nga maam foofa daal di xalangu macha allah wala quwwata illa billah très bien lii saa waay nee naa leen sedd na ba yegg ci buy couleur bi aywa très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah nee naa leen kii sa ngandam bari goo ngay wut rek jël sa yuubu yaaba yi rek sànni leen ci biir waaw très bien bu leen fàtte nag jinjeer gi xorom la ci de man de dama ko ci naan réel lu fase ko sama kanam bu ko defee foofa daal di toj macha allah mbokk yi di leen wax ne tey jii ci kàttanu yàlla dañoo fas yéene yekkal madame Keita très bien kookoy Oulimata Diop taaw waaw macha allah fas yéene doxantu nag njóoba doxantu ndànk ba Atlanta yekkal ci sa doomi ndey ji kookoy Ami Sow ab sowen la xam naa sowen yi kii moom dana baax ci moom ko su ko defee foofa daal di toj très bien